Jika mayai pambak bayakan nunggu bagam. Jika mawak pambak bayakan nunggu bagam. Ayo kau kening caban janyo yang zulan jodan. Ram kanyong namat di rumah ko labay puy. Jika mayay pambak bayakan nunggu bagam. Jika mo kurupak bayakan nunggu bagam. Jika mo kurupak it bayakan nunggu bagam. Jika mawapambak bayakan nunggu bagam. Jika mama kurnying bayakan nunggu bagam. Jago jago jika muktari walfajo yogangan. Sampai katinggal di pujung lajawang. Porque wildana ni puimbiya yumzan. Jika mayay pambak bayakan nunggu bagam. Asalaamaaleykum mbokku Wandanan TV. Maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di rafetlu seen déplacement ñëw fii seet si ma tey man maa ngi tudd Malick Ndiaye nekk Njaxiraat di yëngu si wàllu maraîcher ak élevage maa ngi ci depuis 2008 donc actuellement bi ngeen ma seet see nii yéen a ngi ma fekk maa ngi récolté papaye papaye bi nag benn variété bu ñu wax Formosa la moo ngi jógee Brésil donc ñu ngi ko fi planté woon depuis 9 mai di passé. Donc 6 décembre bi lañ ko commencé récolter ba tey ñu ngi koy récolter rentable na am na production te it marché bi nit ñi bëgg nañ ko wax dëgg yàlla neex na jaay ñu ngi koy jaay bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw loolu daal laa leen doon présenté si waaw xam nga ñun moom comme que dañuy yëngu si mari bayuma papaye rek am naa kaane poivron am naa tamaate à côté donc maa ngi yëngu ci élevage ba tey waaw mais kii papaye variété boo xam ne la vraiment marché bi neex na jaay prime li muy daanu bëriwul nit ñi ñu ngi koy consommer samay clients dañ ma koy demander lu bëri papaye boo récolté 3 tonnes da nga koy jaay actuellement bii ñu ngi ci benn production bu nekk côté Tassette mu ngi récolté 2 tonnes 500 mais marché bi mënoo am sax lu doy nit ñi nga xam ne. Donc actuellement fii moom maa ngi am client yu nekk à côté de Sangalkam ay maires yi fii ñëw di ko jënd donc mais feneen moom maa ngi am yeneen clients yoo xam ne ni Sandiniéry la ñuy jógee ñi si ëpp marché yooyu daal la ñuy jógee waaw à côté ba serre ba la ngay seen fa lañ déparé pépinière bi mu def fa presque 2 mois ñu jël ko préparer terrain bi def traitement de sol def lépp repiquer ko boo ko repiquer dina durer 5 nga commencé di gis fleur 5 6 mu commencé def doom 7 même mois da nga koy récolter mooy variété bi waaw kii variété bu rentable la ndaxte amaguma expérience su rendement bi dëgg ndax defaguma yenn capacité yi mais man si catalogue bi ñu ma jox am na 1 hectare bi mën na génnee ba 150 tonnes si 6 mois waaw 200 lay durée de production mais 6 mois nga koy commencer récolter ba mu dem 24 mois ci 24 mois yi mën nga am 150 tonnes si 1 hectare bi waaye si boo xoolee lii même si temps de travail duñ fi def sax même si temps bi li ñuy liggéey nii temps bi pour ñu def arrosage bi boo xoolee duñ fi def sax 1 heure de temps ñu roose ko dem boo xoolee chaque 15 jours ñu ngi am 60 tonnes 60 astafurlah ñu ngi am 60 kilos 70 kilos 90 pieds papaye la 90 pieds papaye moo nekk fii yëpp donc chaque 15 jours dana génnee 60 kilos ba 70 kilos donc moo tax kii dañ fi doon tenté benn expérience mais boo xoolee fi ma jàkkaarloo nii moom lañ fi def nañ fi presque 200 pieds
waaw fii nag environnement bi nu demee lay espace bi doyul dafa bëri garab moo tax ñu defee ko noonu waaw mais ñu ngi déroulé yeneen programme yoo xam ne si yeneen kii yu bokkul ak fii yoo xam ne ñu ngi fay doxal presque 2500 pieds ak beneen 1500 pieds à côté toujours papaya te lépp si marché Sénégal bi lañ koy jaayee. waaw non xam nga mbay mi rek nekkuñu si papaya rek am nañ tomate à côté am nañ kaane salade à côté élevage baa ngi sama ginnaaw nii Sambour bii ngay gis actuellement 1000 poulets de chair moo ngi dox ndànk-ndànk am nañ problème si vente bi parfois ndax ak Covid bi passé resto yu tëj ñun suñu clients yu bëri ay resto la ay hôtel xam nga man moment yi ñu génn perte naa xaalis bu bëri xam nga parce que def naa récolte 30 keesu tomate yu 30 kilos yóbbu ko sur le marché mënu ma si am 50 000 francs boo fayee transport fay manœuvre yi doo génn loolu te une semaine yóbbu 15 casseaux une semaine nga dellu récolté waat yóbbuwaat même 15 casseaux jamono yi kuut fa beeg yooyu ngay liggéey di perte donc actuellement yooyu suñu problème yoo xam ne la dund nañ ko fi bu baax am fii ay ginaar à côté yoo xam ne suñu clients yëpp dañoo tëj seen i resto toog seen i kër liggéeyuñ suñuy ginaar mat mënoo ko jaay oui donc actuellement fii am naa benn ku ma àndal ñu ngi liggéey benn jeune bu ma fi àndal ñu ngi liggéey à côté it am nañu ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi ànd ak 6 personnes yoo xam ne nii ñu ngi doxal beneen activité ñu ngi leen employé di leen defal ay salaire ñuy liggéey ay contrat la ñuy am donc am na si ñoo xam ne nii actuellement seen i contrat jeex nañ ba dem nañ ñu neweti seen i dëkk bu après la ñuy ñëwaat ñoom incha allah mais fii waaye créé nañ si suñu entreprise créé nañ suñu GIE ndaxte man am na ñu ne si sama ginnaaw ñuy liggéey ma ak ñoom GIE la Jolof Agro Business donc boo xoolee am nañu ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi si sama ginnaaw ñoo may appuyer ñuy dem mais xam nga agriculture Sénégal rek dafa nekkul loo xam ne da ngay tëb rek marché bi ni muy demee da ngay tëb rek dugg si noonu te amoo marché commercial bi problème commercialisation day poser question waaw damay cultiver ay légumes. tomate à côté mu ngi production ñu ngi récolter mun nañ dem xool ko donc à côté kaani boy bi mu ngi récolter tomate encore am na kaani salade moom itam bientôt 15 jours dinañ commencer récolter waaw yooyu daal moo fi nekk mbay yoo xam ne ñu ngi koy def actuellement waaye mën nañ dem xool tomate bi. voilà tomate baa ngi nii variété Cobra waaw donc variété Cobra la mu ngi nii donc yaa ngi gis way donc kii tomate la boo xam ne mu ngi phase production variété bi Cobra la Cobra 35 waaw moom pour salade la nii lay faral di mel waaw procédure bi 2 mois la 2 mois 15 jours la diggante fi nga defee pépinière ba fi nga defee repiquage ba jëmbat bay def lépp ba commencer récolter 2 mois 15 jours lay durer phase de récolte boo ko commencé récolter ci 45 jours mën nga ko récolter ba 90 jours waaw mën nga am 4 récoltes yoo xam ne ci lay jox nga gis poids bi commencé dootoo amati calibre bi nga am calibre bi gën a ndaw waaw bu fekkee ñi nga xam ne dañuy def exportation di yóbbu bitim réew di jaay ñoom bu ñu defee 4 récoltes dañ koy arrêté mais bu fekkee comme marché local bi fii Sénégal la ñuy togg maafe yeeg ceebu jën yeeg yooyu ñoom après mën nga dem ba 6 récoltes ndaxte ñoom dañuy soxla tomate bi ñuy jàmb loolu moo tax waaw kii Cobra 37 la moom itam variété boo xam ne la dañ ko fi door a indi boo xoolee mooy tomate bi jógee Maroc ñu koy importer dañ ko fi doon testé non si am na rendement donc actuellement boo xoolee fii de 1700 pieds kaani tomate moo fi nekk donc 1700 pieds yi ñu ngi xaar
benn pied bu nekk génnee ba 5 kilos ba 6 kilos donc loolu lañ ciy xaar mais actuellement génnee na lépp loolu benn pied bu ne presque génne na 10 kilos waaw vraiment temps bi da ciy joué temps bi ñu génn da ciy joué bii mooy Cobra 37 waaw Cobra 37 am na beneen Cobra boo xam ne ni 25 la calibre 25 la bii 37 la waaw bii boo xoolee benn tomate bi dafa fermé benn tomate bi rek boo xoolee day dem ci 10 grammes ba 15 grammes waaw dañuy yóbbu ci marché bi boo xoolee ñun ay kaso la ñuy jaay kaso 30 kilos yi moom la ñuy jël yóbbu marché non waaw xam nga période bii sax dina xaw a yomb ndaxte concurrent yi jógee Waalo di ñëw caaro yi Castor yooyu ba Waalo instant yi climat ba fa am tamaate mënut fa ñor dafa tàng prix bi dana xaw a tane moo tax tey prix bi fi mu toll nii mu toll fa mais am na foo xam ne bu fa tollee it booy concurrencer tamaate bi jógee Fuuta ak Waalo it marché Sénégal bi dafa kat problème mu conservation la même ñun ñi fii ak mois de août suñ tamaate dootuñ ko mën a am tamaate importé bi moo fiy nekk ñun suñ tamaate yi lu si ëpp da yàqu wax naa la sànq si ginnaaw na la am naa tomate boo xam ne 30 kaso tomate yoo xam ne yóbbu naa ko sur le marché lépp dafa yàqu aw ma ci dara mënu ma si am sax 50 000 yoo xam ne nii ñetti kaso yi rek ñetti kees yi rek ñetti kees yu 30 kilos yi parfois day nekk 15 000 francs waaw xam nga fonds yi parfois li nga yor di tourner depuis yàgg man maa ngi doon def yeneen activité jëlee ci ay fonds ñëw di liggéey waaw def naa yeneen activité mbay mi maa ngi si doon gagné yenn saa yi nga perte mais nag fonds bi nga yoroon ngay yor di tourner rek. donc ñun nag moom wax dëgg yàlla jubluwuñ ci côté boobu en tout cas bokk nañ ci benn regroupement agriculture boo ay baykat yi maraîchers yoo xam ne ñu nekk ci zone bi dañuy bénéficier woo ci engrais bi état bi di subventionné ak bari jiwu pompiteer yi état bi di subventionné jiwu bi ñun dañuy bénéficier wu ci yooyu mais nag yeneen yi financement yi moom vraiment somme yi ñu lay jox arrangé wul la te yenn somme yi boo ko bëggee ñu ne la da ngay dem banque am garantie loolu it day nekk problème bi parfois.